mbooloo mi donc c'est votre frère Amadou Ba membre de Pastef Thiès département di leen déjà remercier yéen la presse ci invitation bi nga xam ni ñëw ngeen ci di jégalu aussi ci retard bi ñu jël di remercier assistance bi nga xam ni déplacé wu nañ pour assister à ce mini point de presse bu ñu doon def par rapport ak événement yi fi amoon le 17 juin ak peut-être arrestation de quelques membres de Pastef Thiès notamment yoo xamante ni jotoon na fee xew sama propos xëy na Adama Diawara monsieur Dia Mariama Ndiaye ak Diakhaté mi yore jeunesse bi on fait vraiment brosser nañ le tableau global donc de la situation ba nga xam ne xëy na lu jar ma ci yegg si waat peut-être fi may accès sama propos mooy di interpeller la conscience citoyen bu nekk par rapport aux événements yi xew c'est-à-dire que dama bëgg ku nekk mu comprendre ni li xew ba ñu jàpp ci ay jeunes yu bëri ñoo xam ne ëpp nañ daanaka téeméeri ndaw xëy bàyyi leen du question politique laa koy waxe mais sous l'angle des citoyens ku nekk xam ni bu ñu soree politique li ñu jàppee nit ñi ak procédure bi ñu leen jàppee ak procédure bi ñu leen bàyyee mën na dal ab citoyen bu nekk et c'est ça je pense qui est le plus important benn système bu commencé di def ay dérives nekkatul ci démocratie complètement mu bàyyi li nga xam ni moom mooy aar citoyen bi di sàmm ay àqam ak yelleefam suñu demee ba loolu ñu jël ko teg ko fële ce ne sont pas les militants partis yi ñoo am problème kese mais c'est le citoyen ordinaire moom moo nekk en danger parce que ñun ñëpp mën nañ être bis bu nekk ku nekk mën nga xëyee sa kër ci jàmm mais avant midi nga am problème ak justice pour raison yu bare ce qui est important mooy nga xam ni bu ñu créer ay lu ñuy wax procédure pénale ak droit pénal di ko wax c'est plus pour protéger le citoyen mais boo demee ba nga xam ni yooyu protéger tout le citoyen c'est tout le citoyen qui est en danger te dama bëggoon même ñi nga xam ne nee nañ politique guñu nekk nañ en dehors de la politique nañu xam ni que ce soit bu ñu la jàppee boo commencé dem commissariat ba keroog ñu lay présenter au procureur ba keroog procureur bi di décider da ngay ñibbi sa kër wala da ngay dem xaar prison ba keroog ñu lay àtte ba ni ñu lay àttee ak yëpp loolu du amul ñaari boo xamante ni dañ koy teg policier bi dañ koy teg amul boo xam ni dañ koy teg membre parti politique ak boo xam ni dañ koy teg le citoyen ordinaire li ma bëgg a wax foofu mooy képp ku ci am problème lii militant parti politique yi di daj ci injustice yow tamit boo toogee foofu moom ngay daj donc du affaire u militant politique li ñu njëkk a wax mooy ñëpp gis nañ ni le 17 juin droit li ñuy wax yoon ak yelleef dañ ko jël effacé ko ci sunu charte réew ni muy doxee ndax bi ñu xëyee suba li ñu njëkk a def mooy nga dem kër président Ousmane Sonko nga fekk ay policiers lépp luy yoon te wër quartier bi waxuma kër bi bu doon koñ bi kese sax nga ni koñ bi la quartier bi ñu teg fa ay barrage ay policiers yoo xam ne ay pistolet lañ yor daal ni kenn du dugg kenn du génn loolu du juge bu ko décider du préfet bu ko décider ay policiers ñoo ñëw taxaw nga wax leen ñu ne la dañoo jot ordre ni tey am na leader politique boo xam ni du génn këram mu nekk loo xam ni ñëpp xam nañ ni ci sa amul acte du lu ñu mën a rattaché ci wàllu yoon mënoo toog sa kër rek kon mën nañu dal ñun ñëpp mën nañoo xëy suba rek ay nit jóg benn quartier ni kenn du dugg kenn du génn lan nga def mën a defoo dara damaa ragal xëy na di nga defi dara damaa ragal xëy na di nga defi dara mënoo téye nit ni doomam du jàngi ay jànqam duñ fi ñëw ñi liggéey ci koñ bi même ñi dëkk ci quartier bi nga bëgg a julli ji ñu ne la doo julli ji tey jii bu way juróom amoon problème woo ko tamit dañ naan ko doo génn loolu nekk benn problème boo xam ni war na interpeller tous les citoyens d'abord beneen bi mooy ñu am ay député yu bokk Yewwi Askan Wi député mooy koo xamante ni yéen la fi nekkal ñun la fi nekkal ndax député du peuple lañ koy wax bu ñu la xasee fal ak parti bu la mën a fal nee nañ doo député sa parti député peuple sénégalais ci constitution article 61 ni
député yi bu ñu nekkee en session ce qui est le cas actuellement kenn mënu ko poursuivre maanaam mënoo ko topp mënoo ko arrêter bu député bi nekkee en session mu waxul mënoo ko topp mënoo ko arrêter en matière criminelle maanaam bu rayoon nit ci kanamu ñëpp mënoo ko arrêter en matière criminelle comme en matière délictuelle lu dul assemblée nationale nga dem ñu jox la ndigal ni la toppal sa député. ñu gis le député Déthié Fall ak Mame Diarra Fam Déthié Fall këram lañ ko fekk mu dégg coow ci suuf ni xaaral ma wàcc xam lan la foofu lañ ko jàppee yóbbu li may wax boobu il était peut-être 9h 10h ci manifestation boo xam ni place de l'Obélisque la war a amee place de l'Obélisque la war a amee nga ñëw këram mu nekk ci VDN dégg fa coow mu wàcc ci suuf ñu jàpp ko yóbbu biñ koy jàpp woowuñu assemblée nationale demandé wuñu levé wuñu immunité violer sciemment la constitution donc ku nekk war a gëm ni su dee constitution nag bi nga xam ni c'est la mère la source principale du droit au Sénégal bi vraiment àq ak yelleef citoyens yi moom moo ko ŋànk nga dem ba ñu mën ko n'importe quel procureur bu gën a ndaw wala n'importe quel commissaire de police ñëw fekk la sa biir kër jàpp la nga ni ko lan laa def mu ne la defoo dara téye naa la te defoo dara man mënuma wax lan nga def ndax sa biir kër laa la fekk jàpp la te defoo dara mu nekk donc après li ñu def président Ousmane Sonko def ko Mame Diarra Fam nga xam ne ci kay kanamu doomam lañ ko jàppee doom yi jógee vacances ni ko dañoo bëgg a seeti Barthélémy Dias suñu nijaay jooju dañ koo bëgg a xam mu woote ñu ne ko kër ga dara nekku fa nga yegg si ba buntu kër gi ñu jàpp la yóbbu te nga nekk député nekk en session donc bu dee ñooñu nga xam ni ñoo am ay ndombol tànk état muy président Ousmane Sonko nekk député président Déthié Fall ak honorable Mame Diarra Fam ñu yore ay ndombal tànk député ñu fas yéene leen a toroxale noonu kon ñun citoyen ordinaire bi bu ñu nekkee problème ak police wala tribunal wala justice ci réewum nguurum Macky Sall nañu xam ni ñun duñu am kenn koo xam ni dinañu dimbale parce que ku ñemee def ni nga def député Ousmane Sonko député lañ yoo xam ni dañoo am immunité moment bi ñu leen di jàpp assemblée nationale nekk en session ak Ahmed Aïdara le maire damay liggéey jëlul yoonu manifestation bi dafay liggéey donc bu dee kilifa yooyu la ñuy jàpp sonal leen na citoyen bu nekk nii man su ma amee problème dem tribunal ci dëkku nguuru Macky Sall bi naa xam ni su ma amul ay mbokk wala sax am ay mbokk wóorul pour ñu bañ maa tooñ su ma amee problème ak justice. li ci des mooy ñi ñu jàpp ñëpp ci manifestation bi ñu nekk presque une centaine de personnes li nga xam ni moo xew mooy bi ñu demee tribunal jàpp nañ la waxuñu la lu tax ñu jàpp la waxuñu la ban heure lañ la jàpp ñii toj nañ seeni téléphone ñii nangu nañ seen xaalis ki ma mujjee jot ci suba ñetti téléphone am ba tey jii may wax fu mu dem kooku ni ko man gisuma ndax bu ñu lay jàpp duñ la notifier ay droit dañ lay jàpp dugal duñ la wax ban heure ak fu ñu la jàppee duñ la may sax nga téléphoné duñ la may nga téléphoné gis naa koo xam ni policier toj iPhone 13 am sama kanam mais bi ñu demee brigade dafa ni ko da nga doon daw daanu sa téléphone toj ma xool ko ni ko mais war ngaa rus sax donc violenté nañ nit ñi dóor nañ leen gaañ nañ leen yóbbu la commissariat sa avocat ñëw commandant brigade lu toll ni commandant brigade nga ni ko diw dañ koo jàpp moo ngi fii mu ne la nekk fi fanaanu fi nga kon ne di wër brigade yi nga xam ni kon mën nañu dal ñun ñëpp comme citoyen ñun ñëpp mën nañu dal comme citoyen nga xëy suba gis ko ñu entendre la wax ñu la am nga droit avocat yow boo nekkee déggul làkk tubaab bi ñu lay làkk li ngay bind bu mun parce que bu dee déggoot nasaraan te li ñuy bind war a nekk nasaraan lu mu bon bon war nañoo ut interprète koo xam ni day toog ni est-ce que nga ni ko est-ce que lii ñu bind moo li ma wax benn la parce que déclaration bi ngay wax boo demee tribunal dañ naan la yow yaa ko waxoon mais yow ba nga koy wax yaag benn gendarme wax yow déggoo tubaab olof la lay laaj nga tontu ko olof moom mu bind ko tubaab pare ni la signer nga signer donc sa droit amul interprète sax duñ la wax am nga ci droit boo blessé duñ la wax am nga droit à un médecin bi ñëw constaté ni yow kii la blessé am na ñu fa am ay blessures yu grave a grave daal ni man kat j'ai droit à un médecin loolu lépp mu ngi ci code bi loolu yëpp dañ ko salfaañe ñu téye la tribunal duñ la jox nga lekk mën nañ la tëj ñetti fan duñ la jox nga lekk man ki ñu fa fekk ñu ngi fa yegg si 11h ci guddi je pense que à 11h ci suba lañ ko jàpp biñ ñëwee dafa ni defoon naa ni sañu maa ñaan ndox donc nga xool 11h ba 11h ci guddi naanoo ndox kenn ñëwul ni la am nga droit naan ndox
ñu summi la ba nga set ni la tëddal foo xam ni yoo yaa ngi fa bari ba dee karo la ci suuf la jox ñu la nga lekk jox ñu la nga naan. donc nga gis ni waxuñu waxu politique instant bi c'est le citoyen conscience am la ñu interpeller ñu téye la foofu ba nga sonn ñu yóbbu la devant un procureur mu déglu la peut-être 25 secondes benn nit sur une centaine de personnes ku ñëw mu ne la bon dañ lay renvoyer aca demal Rebeuss déglu la xamul loo wax déedéet ñun ñëpp loolu audience yooyu xaw ma nan laa ko mën a tuddee mais c'est exceptionnel ndax ci cave bi la cave tribunal bi ngay toog ngeen nekk une centaine ku nekk ñu woo la nga ñëw ak dans des conditions terribles parce que mën nga xaar peut-être 7 heures de temps 8 heures de temps substitut boo xam ne bu ñëwee daf lay déglu 20 secondes ni la lii lañ lay toppee amul ndax yaa def défaut déedéet lii lañ lay toppee dañ lay def mandat de dépôt lii lañ lay toppee dañ lay def mandat de dépôt noonu la ko doon def à l'appel benn nit nga décider ni am na ay kilifa ay xale ñu yore seen liggéey xamoo def nañ xamoo defuñu bàyyi nañ doom seen kër bàyyi ñu doom nga ñu ko demal tëdd ba ma xool say mbir mënoon nga ni ko demal ñibbi nga jox ma sa carte d'identité suba nga ñëw déedéet dem leen ngeen tëdd dem leen ngeen tëdd dem leen ngeen tëdd nga yóbbu nit ñi ñu ñëw nga ni da ngay renvoyer sans raison da nga ko jàpp flagrant délit su leen neexoon ñu yóbbu ñu instruction pendant 1 mois duñ ñu dégg loolu lépp mooy ma koy wax ni suñu procédure pénale moo am problème procédure pénale mooy la garantie citoyen bu ñëwee ci loxoy justice mu am ay droit li may wax du politique ku nekk ci ñun mën nga am problème rek dajeeg benn juge bu bëgg a dem benn ngénte ni yóbbu leen ko instruction acca na dem 6 mois nga toog foofu ñu ne la instruction la toog nañ fa ñëw nañ jugement condition yi xew Rebeuss kooku je pense que du ma ci ñëwaat jaru ko parce que Diawara peut-être en a largement parlé li ci am solo rek mooy c'est pas le personnel pénitentiaire ñoo am problème il faut mu leer amoo problème ak le personnel pénitentiaire amoo sax le problème ak des gendarmes mais c'est un problème de système li Ousmane Sonko doon wax depuis le début tant que yéen a ngi xool affaire bi ci ay nit doo leen dem yow boo duggee nekk garde pénitentiaire loo bëgg a baax munoo tere juge ba décider xamul ñaata nit a nekk ci néeg nga dugal fa junni nit yow bu ñëwee foog nga dugal ko fa donc c'est pas le problème des gardes pénitentiaires encore une fois loolu la donc nga ñëw ñu juger la jugement bi ñëpp gis nañ ni mu demee après les plaidoiries procureur toog kooko woo ni ko yow kii lu ñu koy toppee nga ni man j'ai rien à ajouter diplôme dossier bi dafa vide amoo loo ci yokk mu ne non amoo loo ci yokk non ba guddi jot nga délibéré parce que relaxé wu ñu il y a eu renvoi des fins des poursuites bokkul ak relax bu dee da nga def dara mën nañ ni lii nga def am na mais ça ne constitue pas un délit bu dee code pénal nga jël mën nga ñëw ñu ne bon li nga def am na loo def mais dañ lay accorder lu ñuy wax le bénéfice du doute pour relaxer la wala ñu ne preuve yi ñëw ñun li ñu wax mooy en réalité li ñu leen di toppee amul bokkul ak def nga mais li nga def du délit wala yow li nga def xëy na procureur amul ay preuve yu doy mais yow defoo dañ ni ñu renvoi des fins de poursuite mooy yow defoo dara toppe wuñ la dara maanaam liñ la jiiñ bokke woo ko laale woo te liñ ñu jiiñ dafa garaaw li ñu procureur doon toppee lu garaaw la ndax nee na ñun dañoo participer à une manifestation interdite yow ñu jàppee la VDN manifestation bi nekk nekk Colobane ñii ñu jàpp leen 8 heures ci suba te manifestation bi 15 heures lañ ko laajoon ñu ne après bi ñu la jàppee def ngeen ab attroupement boo xam ni li gën a garaaw mooy dañuy bind yoo xam ni dafa sew ndax dañ laa toppee d'autres actions diverses te duñ wax ku jàngul lan mooy d'autres actions diverses maanaam yàq ngeen ay biens publics ak ay biens privés ak des violences sur personne ñu ne ko léegi kan moo porté plainte ni gis nañ ku ñu toj këram est-ce que am na ku ñu toj otoom est-ce que génne nga plainte yow procureur koo xam ne nee na ci manifestation yooyu nga jiiñ ñi am na lu ko yàqu mu ne kenn porté wul plainte même bien public muy état muy ay Dakar Dem Dikk policiers yeeg gaañ ngeen ay policiers def ngeen ñu ne ko ana plainte policiers yi ñu gaañ ana photo policiers yi ñu gaañ mu ne ñu kon finalement yéen toppawuñu leen dara mais tëj nañ la fukki fan ak ñett dans des conditions terribles duñ la wax sax baal ñu àq ñu ne ñu jóg leen ngeen ñib na dal le citoyen ordinaire donc li nga xam ni tey moom la Sénégal toll du combat boo xam ni politicien moo ko war a def gis nga bu injustice amee ci dëkk
lu tax même ñun ci diine li ñuy wax mooy képp ku gis lu ñaaw waroo cee noppi, boo ci noppee da nga am bàkkaar. yow da ngaa war a jóg xeex lu ñaaw loolu. boo ko mënta xeex nga wax ko sa làmmiñ, boo ko mënta wax sa làmmiñ néeg duggal sa néeg nga naqarlu ko. bu la yàlla waxee mënoo noppi injustice, sinon da nga cee bokk donte lay du yaa ko même. foofu day la Sénégal toll. population yi ñoo war a jóg xam ni réew bu mënatul tegu ci yoon. ñu gis li fi xew, ab député di luubal xaalis, di def li ñuy wax blanchiment trafic de faux billets, nga xam ni day nërmeel économie réew. crime lañ ko def, crime. ñu ne la anamu ñu ngi ci biti. ay député yoo xam ni ñu ngi def trafic de faux de passeport diplomatique, nga xam ni mooy tax ñu ñàkkal fayda sa réew. biyaay la woon bërki démb génn na, kenn ki fekk nañ ko Rebeuss, génn nañ ñoom ñëpp, génn nañ leen. ñu fekk que député boo xam ni Farba Ngom mu yore ci weccit valeur u $2 milliards. xam nga réew boo xam ni mën nañ la sàcc presque $1 milliard ci weccit boo xam ni ay pièces la, moo lay wan moom lan la denc fam denc. bu dee ñi nga xam ni ñoo ne këram di liggéey rek mën nañ jot ci milliards, kon moom la mu denc ci waxandeem ñaata la war a toll, ak moom fan la jëlee xaalis bi. ñu ne ko procureur xanaa diñ ko woo, man su ma ko defoon, man suñ ma fekkoon ak $2 millions sax ci problème dañ may tëj. mu ne kooku duñ ko woo ndax lan, moom moo gën a sës Macky Sall. donc nit ñi tey toll nañ foo xam ni gis nañ nguurug Macky Sall suufu jàmbur yi niñ ko def. ku yore suuf ñu nangu, da nga yore sa terrain xëy ñu ne la kayit gi dugg na fii, baax na bon na, xëy na jox nañ ko keneen. réew nag day toll foo xam ni yàlla du fi wàcce benn malaaka, yàlla du fi wàcce benn malaaka pour xeex injustice boobu. mais yow boo jàppee ni boo duggee ci gaal ñu ne la ñi ci kanam de foofu dafa bët, nga ni man du ma ñëw bokk ci ñiy génne ndox mi, wala da ngaa xamul. gaal googu dina mës a suux, te bu suuxee du la bàyyi. te foofu la réew mi toll. population bi yëpp ñoo war a daje ñu xam ni lii xew du waxu politique. buñ ko jàppee waxu politique, képp ku dugg tribunal am fa problème, gis nga mooy réew moo xam ni Sénégal rek la am, amul ci benn dëkk boo xam ni yoon moo fay dox. boo amee problème dugg police wala wala tribunal, li ngay njëkk a wax mooy ndax am nga fa mbokk. ndax am kenn du wax, parce que xam nañ ni sa àq ak yelleef duñ la ko jox. dañ naan est-ce que xam nga fa kenn, xaaral ñu woo diw, xam na diw xam na commissaire, diw xaw na procureur, diw xaw na juge. loolu suñ demee ba mu nekk dans la conscience collective, ay nguur nag soo leen bàyyee ñuy def lu dul yoon, dañuy jàpp ni am na ko ko waxoon, nee nañ ab population buy fal ñoo xam ne ils sont corrompus, duñu ay victimes, ay complices lañ. ku jàpp ni li Macky Sall di tooñ askan wi, jàpp ay nit tëj leen te defuñu dara, nga xëy suba jàpp ni loolu yow boo ci noppee sax doo ci mucc, parce que bis dina dal sa kaw. J'en appelle donc à une mobilisation générale de tout le monde. ñun jàppoon te defuñu dara, jël seen alal tëj leen, dinañ porter plainte, que ce soit les commandants de brigade yi jàpp nit ñi, parce que bañ lay jàpp dañ laa war a jàpp fekk nga def. dinañ porter plainte directement la responsabilité du procureur de la République. buñ paree parce que buñ ko deful beneen yoon noonu la ñuy def, teg ay oto ku romb ñu jàpp dugal, ku romb ñu jàpp dugal. gis nañ biñ fi jàppee jigéen waa Pastef yi, da ngay dem ba boo gisee sa mbaax sax li ngay soxla ñu ne la duñ la ko jox. tëj ay jigéen ni leen duñ leen jox lekk, doo leen sangu, doo leen naan. foofu lañ toll ci réew. ku dugg Rebeuss di jullee Sénégal yore kurus te xamoo la xew foofu, nga toog ci dëkk bi jàpp ni nit ku ñuul ñu ngi koy toroxal bitim réew, mais da ngay na dem Rebeuss. waa bitim réew sax jàppe nañ ñu xëy na ay nit, mais Rebeuss Macky Sall ñëm fa tëj jàppee ñu ay nit lañ. moo tax may appeler à la mobilisation. Yewwi Askan Wi